ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ci suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen njàngatu bés bi. ma taba sama kay ñu nga bugg daane fan laa jëm demu dama jooy demu nero ma fan laa jëm ma ak sama njaboot munuma fay luya dafa metti dama jooy ba xamatuma lu may jooy fan laa jëm ak samay njaboot wala fan laa jëm boo demee tee di fay luya fexe soo amulee di nga gis boo defuro attention di nga gis ko bu la bu ko fooy te du la fay seen luya loolu léegi yëpp laa bañ moo tax ma def fakk dëkk si àll bi loolu fan dañ ko teg. image yi yaakaar naa ñun ñëpp ñoo ko gisandoo muy lu métti lu tiis muy loo xamante ni itam du guléet ay sénégalais ñafe ba tabax seeni kër yaakaar ni coonoy location wàcc na leen ñu xëy bés mboolem investissement yi ñu defoon ci seen carrière gépp ngir wutal seen njaboot fu ñu dugg ba buñ génnee àdduna duñ taxawaalu investissement boobu yëpp naax saay ci benn bés ci benn waxtu ci benn simili. ci loo xam ni mënoon nañ ko négocier ñun foogoon nañ ni la xewoon cité gàddaay xew terme sud ak yeneen dëkk dinañu yee ñun Sénégal ba balaa ñuy daaneel ay këru jàmbur ñu teg ko sur la table ba trouver benn consensus. tey mburu 4 extension la suba xëy na yow miy seetaan lay doon wala man wala ku ñu xam moo tax ñu bëgg ci nday leeral ci kër yi ñu daaneel mburu 4 extension fan la problème bi tàmbalee ndax ñi fa dëkk war nañu sànc foofu noonu lu tax depuis des années ñu bàyyi leen ñu dëkk foofu bu fekkee ne amuñ ci droit lu ci responsabilité mairie bu Thiès. lu ci responsabilité état ndax président moo leen diggoon yi daañu leen jox seeni kayitu kër en 2017 daañ ci revenir ci digge yooyu noonu parce que VAR mi ngi fi buñ ci noppee nag ñu joxe quelques conseils pour ñi nga xamante ni bëgg nañu jënd kër wala terrain mais ak coowul suuf gi am Sénégal wéeru ñu génn yëpp seen xel teey daañu leen dégtal ci fin vidéo bi naka lañ mën a def ba jënd terrain wala kër en toute sécurité ba ëllëg même bu ko état soxlawee dalay jox ndàmpaay bu yem ak la nga investir. dañuy taxaw d'abord ci zone bi jur coow tey muy Mbour 4 extension te ñu daaneel fa ay kër yu bëree bëri li mat a leeral mooy foofu nga xamante ni kër yi nekk nañ fa forêt classée la patrimoine la boo xamante ni état mu ko moom ñun sénégalais yëpp ñoo ci bokk yem comme tey forêt classée de Mbao ak yeneen zone yu ni mel donc li ñu war a comprendre mooy ña fa dëkkoon ci forêt classée la ñu ñëw tabax fa seeni kër kon képp ku fa mosoon dëkk boo defoon say gëstu di nga xam ni état mën na xëy bés nangu suuf si parce que moo ko moom ñun ñëpp ci bokk yem. mais pàcc boobu noonu dafa am problème bi mooy état dafa am ay bànqaas yoo xamante nii ñooy ceetu dëkkuwaay yi fépp ci Sénégal benn bi mooy DSCOS ñaareel bi mooy DGUA muy direction générale de l'urbanisme et de l'architecture ñetteel bi mooy maire yi nga xamante ni ay bànqaasu état lañ ci goxeek goxaat yi. kon bu fekkee ni lu ëpp 2500 familles ñaari junneeg juróomi téeméeri njaboot depuis 1999 dëkk nañ ci benn bërëb boo xamante ni ab forêt classée la. parce que d'après nos informations depuis 1999 ay njaboot ñi ngi dëkk ci zone boobu noonu kon bu loolu yëpp amee cela veut dire que bànqaasu état yi nga xamante ni ñoo war a ceytu dëkkuwaay yi dañu faillir à leur mission defuñ seen liggéey ndax seetaan nañ ay famille di évoluer ci benn gox ci benn bërëb ba nekk ay junni njaboot ci fi nga xamante ni mooy Mbour 4 extension ba ci année 2006 yi mairie baa ngi dagg ay terrain di joxe loolu population bi ci boppam ñoo ko wax. xam nga bu ñuy wax Mbour 4 extension la fii yëpp Mbour 4 extension la parce que pour rappeler autorités yi fi nekkoon 2006 ñoom ñoo fi daggoon mu nekk si forêt classée. indi nañu courant comme dañ koy toj woon waruñu indi courant courant bi dugg na ndox mi dugg na waaye luñ koy tojee bu fekkoon ni ñoom dañ ñoo wax ni courant dañ koy toj ñu bañ a dugal courant mais loo dugal courant ba pare dugal ndox ngay toj ñun day jaaxle nañu. kon ñoo ko déggandoo ñenn ñi am nañ papier mairie rax ci dolli ñu indi leen courant indi leen ndox. mais malgré loolu lépp teewul ñoom population Mbour 4 extension dañ na loolu doyul ñu ne ñoom nañu fexe ba am papier yu wóor a wóor ndax ba tey ci suufu état la ñu nekk donc nañu demander président mu déclassifier zone bi ñu dëkk ñoom maanaam état bi jébbal leen suuf si ñu mën a am bail wala titre foncier teewlu leen bu baax a baax parce que partie bii dafa am solo lool ndax moo jur problème bi am tey fële nga xam ne mooy Mbour 4 extension. le 18 décembre 2017 Macky Sall demoon Thiès ngir amal pose première pierre benn usine buy traité ndox mu sell ñu koy wooyee KMS 3 image yaa nekk nii bés bii la woon léegi nag ci la waa Mbour 4 extension ne comme que président ñëw na fi nañu profito jébbal ko lettre ngir mu déclassifier ñu zone bii ngir suñuy kër ñu mun koo régulariser mu jaar yoon. 2017 population bi yëpp dajaloo dem ba si président jébbal ko lettre maa ngi fàttaliku président suñu président Collé ba mu koy jox lettre dañoo damm loxoom sax ndeysaan si manifestation bi
mu yëkkati lettre président lire lettre bi ne mbuurkat dégg naa leen. ba Macky Sall liiree seen lettre ba noppi xaarul sax ba yegg palais door leen a tontu ba mu jëlee parole ci ñoom waa Mbour 4 extension la tàmbalee ci la ubbee discours am ne leen bu ngeen tëddee nelaw leen ba yandoor. Je voudrais avant tout rassurer les populations de Mbour 4 ici devant moi. Vous rassurer et vous dire que vos préoccupations seront prises en charge. Et je demandais au gouverneur de la région de Thiès de prendre les dispositions nécessaires pour vous affecter les terrains sur lesquels vous avez déjà édifié vos maisons. Macky Sall moo leen wax ni jox naa ndogal gouverneur bu Thiès ngir ñu jébbal leen terrain yi nga xamante ne nii tabax ngeen fa seeni kër. gannaaw loolu population Mbour 4 extension yépp amoon yaakaar mais discours Macky Sall bi dafa tax ñu baree bari ñoom itam daw wutali Mbour 4 extension ndax dégg nañ ni président daf koy régulariser ñëpp daw wutali fa ay junniy doomi aadama ngir am fa kër. président moo diggee ci décembre 2017 ne bi ñuy lancé travaux KMS 3 muy wàllu ndox mi ne fële ñu tuddee Mbour 4 ak la ko wër dana ko régulariser loola. dama anticiper woon ne leen yéen ñi nga xamante ni am ngeen ci lu ngeen ci bëgg teel leen a bind mairie ndegam su ngeen bindul mairie suñ ca yeggee kenn du leen ci boole effectivement nit ñi ñëw nañu bind boobu ay junni la man mi maa jëloon kayit yi dencal leen sama bopp. donc lii moo tax président war a sàmm kàddoom ndax waxam du waxu ñun sénégalais lambda yi du waxu ko amul benn ndombal tànk parole président dafa war a sacré ndax dafay incarner li ñuy wooye institution kaddu yi mu yëkkati woon le 18 décembre 2017 mu tax ay junniy borom kër dem installé wu ci Mbour 4 extension ñu dem ba tuddee zone boobu noonu fàq dëkk ñi nekk ci côté boobu noonu xam nañ bu baax li ñuy wax zone bi dafa demoon ba ñu tuddee ko fàq dëkk mais li gën a yéeme ci mbir yi mooy terrain yi nekk foofu noonu dafa am ñu ko gën a bëgg population bu fu nekk. ndax ba leen président diggée ni daañu leen jox seeni kayit dafa am ay autorité yu tàmbale joxe ay lettre d'attribution maanaam di daggalaate ay terrain ci zone boobu noonu ñooñu nag bëgg a génne population ba fa nekk depuis des années ba am na ñu mës a jàpp foofu noonu ay mère de famille tëj leen ndax da ngay ñëw tabax am ko jugee fa la ñëw indi ay kayitam ne autorité sàngam moom ko signal ñu mabal sa kër. vraiment ñun ñu ngi ñuy sonal quoi dossier bi ñun xamuñu fu dossier bi toll dossier bi ni ñuy gën a demee ay lettre d'attribution di ñëw di ñuy sonal ci yóbbu di ñu yóbbu ay tribunal kenn amagul kayit ñun kenn amagul kayit. fekk na suñu kër ak ay kayit di ñoom kayit di ñoom moom terrain yi yóbbu ni gendarmerie fanaan naa gendarmerie ñaar fan maak sama doom ñu nangu terrain bi ni fii fu war a classé la. donc dossier bi nii dafa am yeneen mbir yu ci nekk te kenn rek moo ko mën a saafara régler ko une bonne fois mooy président Macky Sall ndax moo leen yaakaarloo dig leen ni daañu leen jox seeni kayitu kër mais depuis 2017 defuñ benn jéego Macky Sall si ñëw décret bi lu dul xëy benn bés waa Descos ñëw daaneel seeni kër njaboot yu bari ñu génne leen. ñun day jaaxle nañu Macky sa njaboot a ngi ne ci biti ñu bari ci biti la ñuy fanaan tey Mbour 4 doole bi yëpp ci biti la ñuy fanaan ñu ngi lay ñaan ak ki nga yónni ak ki fi ñëw nga dimbali ñu ngir yàlla ay doomu aadama lañu loolu nañu ci biti la ñuy fanaan bu fekkee ne mën nga koo muñ nañ ñoo dajo xel di dem. lii xam ngeen ni teguñu ko fenn ndax kaddu président moo fa bàyyi ña fa nekk kon au moins waroon nañu xaar ba ñu régler la situation wala Macky Sall defaat discours ne leen maa leen diggoon dellu naa ginnaaw ci li ma waxoon. ñu leen di soog a envoyé sommation ngir ñu génne leen ndax waxtaan wax dëgg ci la ñoom ba léegi amuñ papier yu légaux ngir nekk fa ba tey zone boobu noonu forêt classée lañ ko mën a jàppee mais président bi leen dig ni daañu déclassifier zone boobu noonu moo yokk problème bi tax gannaaw ba mu leen diggee ba pare ñu bari tàmbalee tabax di xaar seeni kayit génn am ñu daw wutali fa ay junni doomi aadama jàpp ni foofu dëkku avenir la donc lii la ñu mën a jàpp gum ci li xew Mbour 4 extension moo tax ñu bëgg a profiter ci occasion bii nii pour leeral sénégalais yi quelques points dem ci njëndum kër wala terrain maanaam naka nga mën a def ba boo jëndee terrain wala kër nga tabax ci xel mu dal sécuriser li nga xam ni mooy sa investissement. boo jënd terrain wala kër li nga war a njëkk a laaj mooy ki la koy jaay yan papier la yor lii mooy première question te ci fànn woowu noonu jàpp leen ñetti papier yi ñu gën a ràññee ci njëndum kër mooy benn délibération ñaar bail
ñett titre foncier bu dul ñetti papier yi jàppal ni yaa ngi dugal sa xaalis foo xamante ni risque la. délibération foo ko dégg mooy papier terrain bi wala kër gi mairie moo ko joxe buñ la ko jaay ba noppi da ngay dem ca mairie ba ànd ak ki la ko jaay boole kook acte de vente bi ak ay témoins su ko defee mairie efface turam ki la ko jaay ci seen fichier def fa yow sa tur. sinon bu la jaay acte de vente kese nga dem sa yoon jàpp yor nga këyit même terrain bi mu la jaay mën na ko jaar yeneen doomi aadama yu bëree bëri parce que ba léegi turam mooy nekk ca mairie ba. te normalement sax bu lépp jaaree yoon délibération kenn waru koo jaay mairie moo koy joxe jox kay doomi aadama yoo xamante ni amuñ kër. mais Sénégal mooy dëkk boo xam ni dañuy sàggane benn mbir mu dem ba nekk norme mais ci yoon délibération kenn waru koo jaay ndax état moo ko moom donc loolu lu ñu war a xam la. am kër goo xamante ni papier bi délibération la taxul nga moom terrain bi ba tey moomeelu état la heure bu ci état amee soxla du ko jël ñu ci bari xamuñu loolu. beneen papier terrain wala kër mooy bail foo ko déggee mooy am nga droit de propriété ci terrain bi mais sous forme de location. par exemple terrain bi yaa ko moom pendant 30 ans jëm 20 ans bu weesu diir boobu noonu terrain bi dafay delluwaat ci moomeelu état am na nag yeneen procédure yoo war a suivre daan ci ñëw pour transformer bail bi en titre foncier. genre propriété boobu noonu muy bail boo koy jënd transaction bi ci kanamu notaire lañ koy defee yow ki lay jaay yéenay dem ci notaire ñu vérifier état de droit réel bi maanaam ndax ki lay jaay moom terrain bi notaire bi itam dafay vérifier ndax terrain bi wala kër gi taylawuñ ko banque bu ñu ci noppee nag notaire bi mooy suivre procédure yi ngir def li ñu wooyee mutation. beneen papier kër wala terrain bi gën a wóor nag mooy titre foncier. papier la boo xamante ni daf lay permettre terrain bi wala kër gi nekk sa moomeel abadan donte moo gën a cher mais investissement bu sécurisé la ndax kenn du sañ a jóg attaqué la ne kër gi wala terrain bi maa ko moom du état du mairie du benn borom doole. genre kër wala terrain titre foncier aussi boo koy jënd da ngay dem ci notaire yow ki la koy jaay notaire bi mooy dem domaine vérifier ba xam ki lay jaay terrain bi wala kër gi moo ko moom bu fekkee ni itam dafa taylawoon kër gi banque pour leb xaalis notaire mën na ko xam. bu lépp jaaree yoon nag ñu def lu ñuy woowee mutation maanaam dindi kër gi wala terrain bi ci tur ki la ko jaay def fa sa tur. mais ñi am papier yi nga xamante ni nekkul titre foncier bu ñu découragé boo amee délibération wala bail mën nga rapproché wu ci notaire bi nga xamante ni moo nekk ci département bi sa terrain wala sa kër nekk mu wax la yenn procédure ngay suivre bu fekkee ni da nga am délibération nga mën a am bail boo amee bail nga toppaat procédure yi ngir am titre foncier. demande ngay def envoyé ko service des domaines boole ko kayitu kër bi nga yor fay timbre 3 à 6 mois say papier génn compliqué wul xëy na information bi moo dul jàll comme ni mu waree mais amaana daañu si dellu si waat ci mbir yu nu mel pour leeral sénégalais yi nga xamante ni bëgg nañu tabax mais xamul nu muy demee su ko defee ñu mën a xam procédure yi ba duñ leen nax wala xëy bés ñu toj seeni kër comme ni mu demee fële nga xam ne mooy Mbourkat extension ñu leen di massaw et interpeller encore une fois ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk ndombal tànk ñu taxaw leen dédommager leen ndax kàddu président moo leen fa bàyyi ba lii am tey kon jàngatu tey bi loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf